asalaamualeykum sama mbokk yi ma dellu si maa ngi leen di nuyu kenn ku ne ci turam ak ci santam, góor ak jigéen, mag ak ndaw. xam ngeen ne vidéo bii ma génne woon yàggul talaata bële la woon, defe naa ni yaakaar naa ni ñu bari ci yéen déglu nañ ko. neewoon naa leen danaa dellu si ci ñaareelu vidéo bi parce que li ma war a wax lépp xajul ci benn, xajul ci ñaar, peut-être xajul sax ci ñett, waaye li ma ci xam lépp daal danaa ko tënk fàttali leen rapidement rek vidéo bu njëkk ba, parce que damay wax bis bu sànq toujours ne maa ngi koy jégalu nag, damay naan toujours sénégalais dafay gaaw fàtte lool daanaka rek lu mu romb fàtte ko. waaw, te léeg-léeg day fàtte ay yu am solo yoo xam ni yi boo ko toppee mën naa am jeexital yu doy kiimaan ci suñu réew mi. moo tax léeg-léeg jekki ba yàgg nga fàttali mën naa am solo. mooy man li ma ko duggee waxoon naa leen ne man duma ci candidat du dara. campagne électorale, sama campagne électorale fenn laa ko jëmee, li tubaab naan cible. ki ma duut sama campagne électorale bi mooy Macky Sall mii nga xam ne yàlla da koo teg ci bopp réew mi ci ñaari fan ci weeru avril 2012 ba nëga ni mu jëm 2024. xelam sax nekk ci bu boobaa mu laajaat beneen mandat. ma jàpp ne loola xel waru ko nangu. li tax xel waru ko nangu, kii ma xam ngeen xam ko te peut-être léeg-léeg ngeen fàtte, moom la leen bëgg a fàtte mooy kan. loolu laa tàmbalee woon ca bële. xam ngeen ne Ablaye Wade nampal na ko juróom-ñetti at feral ko ca nam ko ferale, xam ngeen ko. ba mu ko feralee ca noonee ñu dàq ko assemblée nationale, moo doon président ba, mu defar parti politique am wër Sénégal gépp. nee na ñetti fan, nee na fu ne dem na fa, xam li Sénégal yi dundee. lu ne mu dignu ko ci ñetti at yooyu, lu mu digulamul loola duma ci dellu gannaaw. wax naa ko lépp ca vidéo bu njëkk bi, ku ca dem da nga xam li ma la wax. lu ne dig nañu ko ba nit ñi kii de lii mu wax bu ko defee dana soppi kanamu Sénégal. ñëpp wóolu ko. deuxième tour moo ko Ablaye Wade téeméeri Sénégalais yu ne jox ko seen juróom-benn fukk ak juróom baat. waaw, juróom-benn fukk ak juróom wóolu ko muy président de la République. ñu samp ko ñaari fan avril 2012. boobu ba tey di fukki at ak nangam. ñëpp taxaw di xaar kii de lu mu diggoon bu ko defee tubaarkàlla. mu bañ koy teg di ko samp ñeenteelu président mu waat. la mu waat ñëpp dégg ngeen ko. waat muy ñaari fan ci avril 2012. ca ëllëg di ñetti fan di bis bi jiitu 4 avril di fête indépendance. ca ngoon nga day janoo xeet wi waxtaan ak ñoom. donc ñetti fan ci weeru avril 2012 mu jàkkaarloo xeet bi. la mu diggee woon lépp mu delloo ko, dalal suñ xel ne la mu waxoon dana ko def. alhamdulilah rabbil alamin. te it kenn mënu koo weddi, ndax la mu tàmbalee wax naa leen ko. dafa ne woon dana xeex ak ger bu méttee même balaa bàyyi bu fi mënta jëlee gerit dana dellu gannaaw lool. waaw, pour wane loola mu sulli genn kuréel guñ naan cour de répression de l'enrichissement illicite. xam ngeen ne cour de répression de l'enrichissement illicite moom dafa ne woon xaalisu réew mi ko lekk da nga ko goqi. ña nga xam ni bii dañoo am xaalis bu dul jeex boo xam ne jaarul ci yoon, benn léwu ca, dañ ko goqi. mu defi enquête yu mat. ba enquête yi jeexee
ñu ne ñaar fukki nit ak juróom yi ñoo luubal alali àdduna. am na sax ñu des dañ yu wéel enquête bi waaye balaa booba ñaar fukki at ak juróom yi lu ngeen njàggate ñooy njàgg ñoo lekk suñu xaalis. cour de répression de la zone mu nommé takkal ndombo ñu naan Aliou Ndao procureur spécial mu commencé di àtte ñooñee ñett la ca jot a àtte wax naa leen ko duma ci sori dellu leen ca vidéo bii passé ñett ñam ca àtte nu mu demewul kenn xamul ña nga seen kër tëdd te ku ca ne wax dëgg yàlla la nga def jéggi na dayoo xam ngeen leen ñett duma ca tëdd waxoon naa ko ku ko bëgg xam na nga dellu ci bu njëkk ba waaye ba ñett yooyu jeexee Aliou Ndao tàmbaliwaat woote ñeneen ñett wala ñeent ñu war a commencé ci ñoom fa mu nekk di liggéey ca audience ba lañ ko fekk jox ko décret ne ko président dàq na la. Aliou Ndao président dàq na la parce que boobu mi ngi woo ñoo xam ne ñii booba xelam dalatu Samuel Sarr woowoon nañ ko Madické Niang woowoon nañ ko Abdoulaye Wade Baldé woowoon nañ ko ak keneen mu jékki-jékki daal taxawal ko fa ñaar fukk ak ñaar ya nga xam dañ leen waroon topp te ku ca ne jàppoon nañ ne enquête ba jàpp nañ ne def nga lu jéggi dayo lépp jaaree foofu maanaam doxe foofa dem géej ñaar fukk ak ñaar yooyu yépp tey daanaka ñoom ñépp ñoo war Macky Sall ak seen xaalis bu bari buñ sàccoon bu enquête jàppoon ne sàcc nañ ko te yoon waroon ne fexe ba ñu goqi xaalis bi waaw foofee laa tolloon waxuma leen noonu nag lu waroon a tax Macky Sall ñu àtte ñett ñooñu rek mu daw dellu gannaaw loolu ñu bari xaw nañ ci seen xel téye na ci ñenn ñi ne daa wóoluwul boppam moom ci boppam parce que comme ñii liñ leen di toppee mooy am alal ju dul jeex joo xam ni liggéeyuñu ko dañ koo luubal moom kat warutoon mën a génn ca loola parce que loola mën na koo dal ñu bari nee nañ loolu tax mu ragal dellu gannaaw li tax ma wax ko ba muy nekk candidat 2012 xam nga booy laaj réew mi nekk candidat président da ngay def li ñu naan déclaration de patrimoine da nga naan lii laa am ci kër lii laa am ci xaalis muy nangam nga fab loolee lépp déclaration de patrimoine def ko yóbbu ko ci OFNAC astafurlah conseil constitutionnel candidat président de yóbbu ko ca conseil constitutionnel dañoo wax sax ne am na réew yoo xam ne yu boo président bi déclaré ñu ne lii la am bi may dugg dañ koy fésal ñëpp xam ko bu ko defee boo demee bay génn ñu méngale la nga amoon ba ngay dugg ak la nga am ba ngay génn ndax li ci yokk yenu na maanaa wala déet donc déclaration de patrimoine boobu mu def booba indi na coow ñii ne juróom-ñetti milliards la ñii ne juróom-ñaar ñi ne ba ñu ne am na ñu ne juróom li ma ci xam mooy mën naa am sax juróom-ñett juróom-ñaar juróom-benn mën naa ëpp waaye ñi nga xam ni boroomi xam-xam lañ xam ko nee nañ lu bon déclaration de patrimoine ba mu def moom Macky Sall mat na juróomi milliards kuy dugg président yor juróomi milliards te it ma ne su ko weddi parce que am na fu mu jaar juróom-ñetteel yi wax naa leen ko am na lu ma xam ci moom livre yi ma bind ci Ablaye Wade yépp fekk mu nekk ministre de nangam premier ministre assemblée nationale am na ay yoo xam ni tudd nañ ca turam bu baax a baax bon nag mën naa ne et puis ku mel ni Samuel Sarr nga xam ne xam na ko ñoo bokk seen mbuus ñoo nekkoon ci wetu Ablaye Wade xëy na
ci page Facebook am ne ko yow Macky Sall sàcc nga. am na compte bancaire boo xam ne bii moom moo ko wax am na compte bancaire boo xam ne mu xam solde compte bancaire ba 7 milliards a nga fa ma nga mu denc Amérique wala feneen mu ne ko yow Macky Sall sàcc nga am nga compte bancaire boo ubbi dëkk sàngam compte bancaire ba 7 milliards a nga ci 7 milliards 500 millions sax la wax sàcc nga nee na boobu mooy premier ministre te bi mu ko wax kat mooy président de la République xanaa xam ngeen ne Samuel Sarr nag dëgër wulu fit noonu naam woowoon nañ ko tribunal patam delloo ko këram parce que ñoomu neen nañ ko xamante nañ ku ne xam na sa morom donc nee na ko sàcc nga 7 milliards yóbbu ko ci banque américaine waaw loolu it am na wala amul xam 5 milliards yi mu déclaré ne patrimoine moom ba ñu waxee coow la bari déglu leen de moo ko wax dafa ne Ablaye Wade dama ko may mas ngeen a dégg lii président de Ablaye Wade moo may 7 milliards Ablaye Wade ne ca tonet ne ko day nangam de duma jaar ca turwa day nangam mayuma ko dara bu sàcceeg sàccam na ko wax dara laa ko mayu bref donc yii moo war a tax mu ragal parce que bu continuer ñooña mën nañ ne ko waaye yow itam ku mel ne Samuel Sarr du nun rek noo sàcc ba am xaalis bu dul jeex yow tam ci nga parce que def nga nangam xamante nañu man naam loolu ko tax a daw man naam da leen a bëgg da leen a soxla ak xaalis boobu ñu nekk ci wetam wër ko parce que moom bi mu teelee dugg daa teel a xalaat deuxième mandat pour ëllëg ñu ànd ak moom dimbali ko moom deuxième mandat loolu it mën naa ne loo ca mën a xam daw na ñaar fukk ak ñaar ya wër nañ ko wër nañ ko te léegi ñëpp jàpp nañu ba muy dugg lu bon am na 5 milliards bu ne 1000 millions réew mu mel ni Sénégal déggu leen Sénégal am na loo xam ne li may wax kenn mënu koo dindi réew mu mel ni Sénégal nga xam ni noo ngi bokk ci ñaar fukki réew ak ñaar wala ñett yi gën a ndóol ci àddina te gën a bari bor Sénégal mani noo ngi bokk ci ñaar fukki réew ak ñaar wala ñett yi gën a ndóol gën a bari bor ci Sénégal fu mel na na kenn di laaj réew ma def déclaration de patrimoine maanaam wane na ni lii la am bi may dugg mu war a nekk juróom benn milliard bu ne di 1000 millions loolu Sénégal rek loolu waroon naa teyal seen xel li tax ma ciy dellu si li tax mu war a teyal seen xel Sénégal gii li fiy xew Sénégalais rek ko mën a muñ boo méngalee tey amu Macky Sall ak amu Jacques Chirac amu Macky Sall bi muy dugg ak amu Jacques Chirac ba muy génn Jacques Chirac moo doon nekkoon na président de la République dama leen a bëggoon wax fi muy jaar rapidement Jacques Chirac moomu jàng na ku jàng la nekkoon institut études politiques de Paris jóge ca dem école nationale d'administration bu mel ni bii Sénégal administrateur civil yeeg yooyu di fa génne ñii nekk préfet gouverneur ak nangam ak inspecteur du trésor des impôts fa la jóge ba mu fa jógee ndombo gi mu njëkk a toog takk Jacques Chirac déglu leen ma de 1962 mu nekk adjoint ci cabinet Georges Pompidou ñu def ko fa chargé de mission Georges Pompidou moo doon directeur de cabinet Charles de Gaulle ñu doon président de la République France bi mu génnee école nationale d'administration rek dañ ko fa yóbbu mu nekk chargé de mission ca cabinet ba 1962 ay at yi daw 1967 ñu def ko secrétaire d'État maanaam moo topp ci ministre secrétaire d'État chargé des problèmes de l'emploi 1971 ñu def ko ministre délégué auprès du premier ministre
ministre délégué 1971 donc nekk na secrétaire d'État chargé de mission secrétaire d'État ministre délégué 1974 mu nekk ministre de l'intérieur boobu ba tey Georges Pompidou mooy président de la République mooy premier ministre de Gaulle 1974 mu nekk ministre de l'intérieur astafurlah mosat 19 diggante 1972 ak 1973 mu nekk ministre de l'agriculture et du développement ca la jóge 1974 mu nekk ministre de l'intérieur 27 mai 1974 xam ngeen ne Georges Pompidou bi De Gaulle démissionné 1969 gannaaw dafa defoon référendum boo xam ne bii nee na bu nit ñi d'accord ak man dana oui mais bu ñu ma voteelul ak majorité damay démissionné tubaab yi voté contre référendum boobee mu démissionné 1969 Georges Pompidou mi nekkoon premier ministre donc ñu def ki nu mu tudd ak dafa àggale mandat ba après ñu def élection présidentielle 1974 élection présidentielle 1974 ña dem deuxième tour di François Mitterrand ak Valéry Giscard d'Estaing gagné nekk président de la République boobu ak bu gone 49 ans la am moo tax léeg-léeg nga dégg ñu naan diw gone la nangam ñeen amuloon juróom fukki at Valéry Giscard d'Estaing bi muy gagné président de en 1974 Valéry Giscard d'Estaing moomu jël Jacques Chirac def ko premier ministre di ngeen fi mu jaar de def ko premier ministre waaye nag neexoowuñu woon ba ñu defee ñaari at Jacques Chirac démissionné ca poste premier ministre am ba mu démissionné 76 ca poste premier ministre am alors 1977 di mars mars 1977 mu présenté wu maire de Paris Jacques Chirac ba mu démissionné ci Valéry Giscard d'Estaing mu présenté candidat maire de Paris mu gagné nekk maire de Paris xam ngeen maire de Paris li mu tekki nekk na ko 1977 plutôt 1977 ba 1995 fukki at ak juróom-ñett nekk na ko maire de Paris Jacques Chirac gannaaw lii ko jiitu fukki at ak juróom-ñett maire de Paris le 7 mai 1995 mu gagné nekk président de la République du Sénégal président de la République 1995 ba 2007 booba ñaari mandat la ñuy def 1995 ba 2000 premier mandat 2007 deuxième mandat mu jeexal kii remplacé wu Nicolas Sarkozy donc boo jàppee la mu départ woon 1962 ba 2007 bi nga xamee ni jeexal na joxe na nguur gi def na juróom fukki at ak juróom ci nguurug France te France booba mi ngi bokk ci ñeent wala juróom mi réew yi nga ñoo gën a naat ñoo gën a développé ci àdduna moom ba muy dugg def na déclaration de patrimoine keroog ba muy génn 2007 ba mu jeexalee laaj na ñu boroomi xam-xam yu baree bari France ay magistrat ay nangam Jacques Chirac patrimoine am amam ba muy génn 2007 ñaata la ñamal laaj ñëpp kenn àggu ci 4 milliards de francs CFA la maam boo ko boolee ci euro nga tekki ko ci sunu franc ci sunu xaalis Jacques Chirac ak jabaram 2007 ba ñuy génn amuñu lu mat 4 milliards wala amuñu lu ko 4 milliards de francs
ak fi Jacques Chirac jaar ak réew moo xam ni yaa nga bokk ca ñeent ba la juróomi réew ya nga xam ni ñoo gën a am ëppale koom-koom ci àddina bi muy génn moo soxnaam amuñu lu mat 4 milliards Macky Sall mii nga xam ne Sénégalais la Sénégal bokk ci ñaar fukki réew yi ak ñett yi gën a ndóol gën a bari bor moom muy dugg ñu ne am na juróomi milliards loolu rek waroon naa tey sunu xel bala maa ñëw ci OFNAC loolu rek mënoon naa tey sunu xel donc ñu bari ne nañ li tax mu daw ci ñooñee bu ñaar fukk ak juróom yooyee mu doon topp ragal na ni bu demee am na ñoo xam ne bu ñu demee dem bañ lay jàpp rek amatul nga ni ko da nga nooy ab yaanu dàq sàcc fopp def nga nangam def maanaam lu mel ni li Samuel Sarr wax lu bref ñaar fukk ak ñaar yi daal ña nga ak seenu xaalis ba dul jeex waaw te ñu ngi ko wër ma ñëw ci OFNAC donc CREI yi gii mu ne woon ku lekk da nga ko goxi gis ngeen li ci mujj mu teg lu ñu naan OFNAC genn kuréel office national de lutte contre la fraude et la corruption mooy kuréel goo xam ne gi moom xeex ge rek yenn njuuñ jaaj ji rek la ko fa tegee fab soxna su sell su am xam-xam su am fulla ak fayda ci boppam su am diine suñ naan ko Nafi Ngom Keïta teg ko fa muy présidente OFNAC googu am naa ci la ma xam parce que ba ko Macky nommé day yónnee ndaw ci man ne moom dégg na ma daal bu sañoon dana liggéey ak man ci ndomba tànk gu bees yi ñu ko takkal ndax yàgg na maa dégg li may xeex ci corruption ay mal gouvernance nangam loolu ma ne su ko bañ ma ne ki ma yónnee ma ne ko waaw ma ne si la cee waxtaan lu daje ab talaata bu ma jox rendez-vous foofa ñëw mu def ci man seede yu rafet a rafet ma ne ko seede yi ngay def ci man def naa ko ci yow te booba xamante wu yàlla xam ne keroog lañ ma sa gisee mu ne ni ma lay dégg nag bu ma soñoon nga ñëw liggéey ci sama wet ma ne ko bala ma liggéey damay war a xam OFNAC lu mu doon mu jox ma loi bi nga xam ne moom lañ tëggee OFNAC ma jàng ko ma ne gii kuréel day ku ko bàyyi mën naa liggéey koo bàyyi mu liggéey mën naa delloo gannaaw guerre ci sunu réew mi ma ñëw ne ko d'accord na mu def ma conseil spécial chargé de la corruption dans les établissements publics dans l'enseignement ou quelque chose comme ça ñu teg ca ay kii mu def ma porte-parole de l'OFNAC ñu tàmbali def fa liggéey bu am solo lii ma leen wax neen ko déglu fii muy aussi ni Macky Sall ware Sénégalais ci OFNAC ñëpp yaakaar Nafi Ngom Keïta ànd tubaarkalla fitna joo xam ne jii ak liggéey sawar ak ñi ko wër Nafi en tant que présidente am na ñu muy liggéeyal ñoo xam ne fukk ak ñaar la ñuy doon président moo leen di nommé ci décret fukk ak ñaar ñooy doon membre de l'OFNAC ñoom ñooy constituer li ñu tuddee assemblée générale de l'OFNAC fa la décision yu mag yëpp foofa lay jóge assemblée générale de l'OFNAC nga xam ne fukk ak ñaar yëpp président bi nga xam ne moo leen nomeel boppam ñoo fay daje ak présidente bi nu l'OFNAC di liggéey nit day nekk ci béréb sàngam gis fa ay njaaxum ay kilifam di fa def loo xam ne lu jaaduwul di saaxee xaalis ba di nangam mu muñ ko mënu ko mu ci muñ ci dara mu bind def dénonciation na fi ma nekkat li fi ne du jàmm ñi ngi fi def nangam 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 diw ak diw s'il le faut mu boole ci firnde def ko ci bataaxalam tëj ñëw déposé ko OFNAC bu ko neexee mu ne man moo di ña ngi ma bind lees bi bu ko neexee jaru mu ko wax li ñu naan anonymat soxlawul sax mu wax turam loolu la ñuy wax dénonciation keneen mën naa gis lu mel ni moom fam nekk mu mer mu porter plainte ay kilifaam ya nekk foofa ndax lu ñaaw li ñuy def ñëw déposé ko OFNAC
yooyee bu ñëwee plainte wala dénonciation day am fu muy jaar président bi dafay am fu mu koy jaarale bureau sàngam bureau sàngam bureau sàngam bureau sàngam bureau sàngam ba àgg ca les membre de OFNAC membre ya mag ya buñ ko seetee ba jàpp ne kii kët li mu wax ca feemu ne lu yanu maanaa la yanu na maanaa parce que léeg-léeg am na ñoo xam dañuy bind rek di wax mais bu ñu seetee ne yanu na maanaa kilifa gi présidente bi day jël ordre de mission tànn ab mission diw diw muy ñett wala ñeent et cetera dem leen seetal ma la xew fee bu ñu demee seet gëstu borom yi xam-xam la ñuy doon inspecteur trésor nga fa inspecteur des impôts nga fa colonel de gendarmerie commissaire de police expert de nangam ñay dem borom yi xam-xam lañu bu ñu demee gëstu nañuy gëstoo dañuy mën nañoo dem wala ñu woo kañu soxla mu ñëw fekk leen OFNAC ñu déglu ko ci procès verbal lañ koy déglu bindu turam ay laaj yow diw de nee nañ la nangam loo ci xam nga tontu ñu ne déet lu nii de nangam nga tontu ñaari laajeel diw waaw lii yaa ko def nangam nga tontu bu tontu lu baax xayrun bu kiiwul ñu delloo la ko ñu di ko def ba tontu nga tontu ca tontu yépp fukk lañu juróom-ñett lañu waaye laaj yoo xam ni daal lu am solo la waaw lañu la war a laaj lépp ñu laaj la ko yow yaa ni fii dépensé nga fi nangam waaw ana lu koy wane ana justificatif yëpp léeg-léeg mu jox ko léeg-léeg du ko mën a joxe bu ko defee ñu dem laaj ñeneen ña nga xam ne ñu ngay liggéey ca kër ga di ko def ba dajale li tubaab mën a trouver ay preuve liy firnde ñu dellu si nag def seenu rapport waxe li ñu gis bu ñu paree ca procès verbal ba ñuy waxtaan ak kooka dañu koy jàngal parce que après li ca ne moo ko wax yow laaj bu njëkk nee nga nangam ndax yaa ko wax mu ne waaw laaj bi ci topp nee nga nangam ndax yaa ko wax mu ni waaw laaj sàngam nee nga nangam mu ne déet waxewuma noo ko waxee mu kii ñu bind defaraat ba mu jeex ñu jox ko mu jàng ba gisal boppam ndax d'accord nga d'accord mu signé mu ne tey diw man Mody Niang signé naa nang signé procès verbal ñu boole dossier booba ak firnde yi ñu ci am yépp ay document yépp yóbbu teg loxo rapport boobee ca nu mu tuddati loxoy présidente mu amaat fu mu jaar rapport déglu leen de ay bureau ma ngay mujjee ca assemblée générale des membres de l'OFNAC nga xam ni ñooña Macky Sall leen nommé xam nga ñooña de du ñu ànd di jéem a xeex koo xam ni ki daa jege Macky Sall loolu mooy kasaw la fa lay mujjee bu ñu leen joxee ko dossier ba ñu yor ko juróom-ñaari fan ñu dajee assemblée générale bu fekkente ni bii li ñu naan majorité ñett yu ne ñaar ya jàpp nañ ne dossier bii kii kër li ñu ko dut baaraam def na ko def lii lu garaaw a garaaw la dañuy def procès verbal bind loola signé ko ñoom ñëpp ka d'accord ka d'accord signé ko mais ñi ci ëpp d'accord signé ko daal di jox ndigal présidentu OFNAC ñoo joxe ndigal assemblée générale ne ko kii na dem ca taabali procureur président fab def lettre d'accompagnement la ca war lépp dugal dossier ba lépp dem teg ne ko tegg ci loxoy procureur li tax OFNAC am solo bu ñu defee seenu gëstu ba gis nañ njombay am na ba def seenu dossier ba duñ ko yóbbu présidence de la république ña ngi ko yóbbu directement ca table procureur dossier boobu bokkul ak rapport d'activité bi ñuy jaawale at mu jot loi ba dafa ne OFNAC war naa def benn rapport d'activité wane ne at mii def naa ci nangam ca la ma def boole nañ ci ku mel ni Cheikh Oumar Anne seeti nañ ko
def na nangam ak nangam ba am nañ dossier bu ñu def ci moom teg nañ ko ci taabali procureur ci li ñu def bokk na ci seeti nañ ñu ko naan Siré Dia te mu nekk directeur général de la poste def na nangam def nañ ci moom dossier teg nañ ko ci taabali procureur bu loolu wiyee wër nañ réew mi yeenan sénégalais yi ci corruption nang la ñu def lépp ci at ma rapport d'activité at mu jot dañ koy fab teg ko ci loxoy président de la république buñ ko ca tegee ba pare yoon wi ne bu pare nag nañ ko siiwal nu mu gën a yaatoo waaw mais après avoir déposé le rapport entre les mains du président l'OFNAC publie le rapport par tout moyen approprié buñ ko joxee président par dañ ko war a siiwal goo xam ne gi ñëpp daanaka mën nañ caa jot waaye loolu amul Sénégal dañuy dem rek nee na ñooy ma nga ca site gouvernement site ñan moo koy kii bref donc noonu lay doxale donc foofa kenn mënu faa def dara ak fi muy jaar fépp ba ca assemblée générale ñooy joxe ndigal la ñu def dossier ba déposé ko ci table procureur li mu war a def da koo war a traité seet ba xam lii ba yenu na maanaam wala yenuwul maanaam bu yenuwul maanaam mu ne classé naa ko bu yenee maanaam mu jox ko juge kooka yoon jaar ak moom fi mu war a jaar ak moom waaye Nafi Ngom Keïta ba mu fay jóge man naa nga fa nekk naa fa daanaka ñaari at nga nangam keroog ba nga xamee ni bii président bi jël na décret na da koy dàq parce que foofa ñaari mandat nga war a am ñetti at bu ñetti at jeexee boo sutee mu renouveler ko nga defaat ñetti at Nafi Ngom juillet 2016 boobu la waroon a nu mu tuddateem jeex waaye comme tàmbali woon na di dal ay gaayam ñoom Cheikh Oumar Anne ay Siré Dia ak ñeneen loolu Macky Sall supporté wu ko ca la ko dàq boo xam ni sax ñi jàng nee nañu dese woon na koy weer ba ñetti mandaam soo ko jax bref loolu amul solo dàq ko teg fa ndaw si mu fa teg ñu naan ko soxna nangam jaxte waaw li am solo mooy li ma leen ba mu fa daan jógee teg na ci table procureur juróom-ñetti dossier yu duut baaraam bu garaaw a garaaw ay nit li may wax xam naa ko man juróom-ñett fekk na am na ñett yu pare yoo xam ne yóbbu rek a ca des diggante bi décret président de la République bii ñëw bi koy dàq ñëw donc teg na ci table procureur juróom-ñetti dossier di ko waaje yóbbul ñetti dossier yu pare diggante gi borom kër gi ne ko ca demal yaa ngi yàq sama liggéey soxna Seynabou Ndiaye Diakhaté ba mu ñëwee ñett yooyee Nafi Ngom Keïta bàyyi woon ko fa yóbbu na ko ca table procureur bon nag muy fukki dossier ak benn soxna Seynabou Ndiaye Diakhaté tàmbali moom mooy présidente jàppuma lépp waaye lu bon ba ñu tàmbalee di yóbbu dossier ca table procureur ca Nafi Ngom Keïta ba fi nu toll ak soxna Seynabou Ndiaye Diakhaté lu bon fanweeri dossier ak juróom ña nga ca table procureur fanweer ak juróom yoo xam ni bu ca nekk dañoo duut baaraam ay nit loo xam ni dossier yi ma leen wax fi mu jaar loola xam ngeen yooyu dossier kenn mënu ko caaxaan fanweeri dossier ak juróom ña nga ca table procureur ba fa Bassirou Gueye di jóge laalu ca benn kii ñëw remplacer ko laalagu ca benn fanweer ak juróom ña nga fay nelaw 2016 ba nëgë ni loolu li muy wane mooy dafa teg kuréel ga pour nax nu Macky daf nuy nax rek li gën a garaaw mooy ku mel ni Cheikh Oumar Anne bi nga xamee ni def nañ dossier contre moom ñi dem di seet dañoo seet ba gis ne ñoom li ñu dénoncé woon sax la ñu gis jéggi na loola ñu yëgal ko présidente bi
kilifa gi mu ni leen yem leen ci li ñu dénoncé ñëw leen bu loola jeexee ma defaat beneen ordre de mission nu dem gëstu continuer loolu yi ngeen gis te booba gis nañ fa loo xam ni tubaarkàlla mara di tali alors ba ñu ñëwee nag deuxième ordre de mission ba fa la ngóor sa commencé ragal nag Cheikh Omar ànd xam na nit tiit nangootul leen recevoir waa personnel kuñ fa woo pour nga dem of nag ñu déglu la mu ne ku dem ma dàq la maa ko wax de li gën a grave président de la république jóg le 18 décembre le 31 décembre 2018 nga xam ne ëllëg mooy 1er janvier 2019 nga xam ni bu at mi jeexee day jàkkaarloo xeet bi ca foofee ba mu ko defee pare di waxtaan ak journaliste yi kenn mësula gis loolu dafa weddi OFNAC ñu ne OFNAC mu ne man mbiru OFNAC yi sax mbiru Cheikh Oumar maa ngi ko dégg ci mbedd mi billaay loolu la wax maa ngi ko dégg ci mbedd mi waaye niñ ma ko waxee OFNAC dafa dépassé prérogative c'est-à-dire que OFNAC yemul dafa fa mu war a kii da koo dépassé waaw waru ko kii parce que dafa am benn jamono bu mu fay dem moom président ne nii mu inauguré rek day inauguré ay pavillon ñu dégagé xaalis nangami million ne pour dalal président la wax ca ne jënd nañu téeméeri costume pour xale yi nga xam ne ñooy dalal président jënd nañ téeméeri robe pour jigéen yi nga xam ni ñooy dalal président ak téeméeri karawaat téeméeri sim téeméeri nangam jox nañ fii subvention tel jox nañ fii subvention jox nañ maara day tali commission d'enquête ba mu ñëwee li ñu njëkk a seet mooy téeméer yooyu nga xam ne ñoo waroon a tertu président ak seeni costume ak seeni robe ba ñu visionné film président gisoo sax sol costume sa xale mënula wane benn këyit bu wane ne jënd na costume yooyu wala jënd na robe yooyu benn facture wala fu mu fayee kam ko jëndee lu doy kii man ak yeneen yu jéggi day yoo xam ni kooku def na ko président de la taxaw ne waaw OFNAC dafa dépassé ses prérogatives dafa jéggi fa mu waroon na yem parce que comme loolee conseil d'administration bu COUD ñoo may nañ leen digal bu ko defee yoonu la xawla wala xawata nee na conseil d'administration président wax de bu joxee ndigal directeur général du COUD pour ñu dépenser xaalis ba ñuy dépenser yoonu OFNAC nekku ci la xawla wala xawata yoonu OFNAC nekku ci loolu la président wax et puis mu yokk ci ne et ensuite joxuñu ko moyen mu défendre ndax liñ ko jiñ dëgg la wala déet foofa it mu def erreur moo ko tey wala loi ba créé OFNAC da ko signé ba tey xamu ci dara xanaa gis ngeen loolu mu wax bu dee inspection générale d'État beneen kuréel la goo xam ne gi day saytu bu seetee nit ba mu yàgg lool bu demee ba def rapport am bu seet nit ba mu yàgg ba def rapport am da lay yónnee rapport ba pré rapport lay doon jox la ko ne la loo xam ci lii nga jàng la nga d'accord nga ni d'accord la nga d'accordul ngeen kii la bu ñëwee la yenu maanaa d'accord mën nañ ko soppi waaye bu tontoo waxi kasaw du soppi dara ci seen yëf bu ko defee ñu mottili rapport ba mu nekk rapport définitif ñu jox ko président de la République mais fii OFNAC loolu amu fa procès verbal lañ lay dégloo nii ma leen ko waxee lu ñu bind yaa ko waxal sa bopp ñu parle na la d'accord nga ni lii yaa ko wax nga ni waaw ñu signé loola lu ñu lay joxaat ne la président et puis li gën a garaaw mooy bi mu koy défendre mais dossier ba ma nga teg ci table procureur de la République donc dossier boo xam ne mi ngi ci loxoy yoon ku mel ni président de la République taxaw di défendre que ñu duut baaraam bay dem bay néewal man-manu OFNAC lii def na ko et li gën a garaaw OFNAC léeg-léeg bu defee dossier ba pare day ci dossier da ci def recommandation ay digle ca recommandation am na ca benn boo xam ne dafa na mooy bu njëkk ba dafa ne kii ñu naan Cheikh Oumar Anne
nañu ko jëli fii mu nekk ci saasa te bu ko kenn takkalati ndombal tànk ci administration qu'il soit l'OFNAC recommande qu'il soit relevé immédiatement de ses fonctions et que aucune responsabilité ne lui soit plus confiée dans l'administration. ñu teg ci weer ak nangam Macky Sall def ko ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation mu remplacer fa mu wutu fa borom xam-xam bu wér a wér kuñ naan Mary Teuw Niane lii de Macky Sall def na ko. dossier Cheikh Oumar Anne boobu ba tey ma nga fa fanweeri dossier ak juróom ya ba tey ña nga fa. li gën a garaaw ki nekkoon premier ministre Mohamed Abdallah Boun Dionne la xaw ma taxaw ne booba dossier du rapport dara Nafi Ngom Keïta dafa dem France jëli fa tubaab moo ñëw bind rapport ba la xawla wala xawata billaahi loolu la wax Mohamed Boun Dionne ñépp ko dégg du dara dañu ko jàppal kii rek ah parce que rapport ba Nafi Ngom Keïta dafa dem France jël fa France moo ko ñëw bind te rapport ba ka jiite woon mission Papa Ibra Kébé dëkk diggante Kaffrine ak Gossas ak Diourbel nga xam ni Boun Dionne xam na ko bu baax bokk nañ xaman bu baax a baax la ko Boun Dionne xam ba mu jàngee ba mu jàng la ma nga Clermont-Ferrand di jàngale yu demee noonu expertise comptable ak nangam ko am xam-xam Boun Dionne taxaw premier ministre pour défendre Cheikh Oumar Anne mu ne Nafi Ngom Keïta dafa dem France jëli fa tubaab mu ñëw bind rapport ba li ci gën a metti ci ëllëg am nay journalistes yu reprendre loola lii mooy Sénégal donc OFNAC fanweeri rapport ak juróom yi ñu def ci condition yi ma leen wax nga xam ne amul benn werante ci condition yi ma leen wax ña nga foofee di nelaw ca table procureur de la République ba fa Bassirou Guèye nekk ak ba ko fi kii remplacé ne am na ñu ne beneen kuréel boo xam ne day seet ñu naan ko cellule nationale de traitement des informations financières ñu naan ko CENTIF kuréel la goo xam ne gi day seet ñi nga xam ne dañoo yor li ñu nan tuddee de l'argent blanchi sàcc xaalis càll wala nga jële ko ci drogue bëgg koo dugal ci fuseel tabaxe koy kër nangam pour réeral xaalis ba loolu lañ tuddee CENTIF kooku it wax nañ ne wóoruma la fa nekk ci dossier yu CENTIF kenn xamul nu mu toll te yoon dafa ne procureur de la paix CENTIF bu ko déposé dossier waru fa taxaw procureur da ko war a transmettre ab juge ñu bari ne nañ loolu amul wóoruma waaye CENTIF déposé na fa ay ci sama jamono yooya ba fi mu ne CENTIF kenn déggatul li waxam mais am na lu ma ca dégg du ma ca sori parce que yam na yoo xam ne boo ko laajee dañ lay preuve kala ko doo ko mën a wax mais bu nu amee ay journalistes d'investigation nañu teg seen bët ci CENTIF ce qui se passe là-bas néew ma am na mais ña nga cay wax ay affaires yoo xam ni yi lu jara seet la man nag duma journaliste d'investigation wa am na fii journaliste nañ ko seet voilà gis nii lañu Macky Sall wore ci OFNAC gi mu teg ndekete dañuy nax fanweeri dossier ak juróom dama ne boo waxee nit ñi ñu naan waaw bul tudd parce que mën nañu dañuy bénéficier de présomption d'innocence parce que fekk atteeguñ leen mën ngaa jàpp ne defuñu dara ma ni loolu sénégalais yi waxi kasaw la lu ma d'accordul la dama ne buñ leen attee d'accord ñu xam def nañ wala defuñu waaye buñ la attewul la tax ñu ragal leen atte lan la fanweeri dossier juróom yu nelaw foofa laaluñu ca benn nga bëgg ne déedéet nan bàyyi fekk attewuñ leen doo xam def nañ wala defuñu mais kenn attewu leen man je considère jusqu'à preuve du contraire que c'est des voleurs tant qu'ils ne sont pas jugés nañ leen jugé
dama naan je crois davantage à la présomption de culpabilité qu'à la présomption d'innocence man li ma gëm man mooy ay sàcc lañu fekk jugé wuñ leen wane ne du ñuy sàcc buñ defu dara nañ ko jox yoon foofu la ñu gën a ware Macky Sall ci OFNAC mais yemu fa foofa lay jeexale vidéo bi mais dégg ngeen Macky Sall président de la République du Sénégal mu taxaw ñuy wax affaire corruption affaire rapport de l'inspection d'État mu ne man bu ma tegul woon sama conc ci rapport yi ñu bari dem kaso wallaay moo ko wax yéen ñëpp dégg ngeen ko président de la République defe ngeen ni Macron xalaat naa wax loolu Macron du gisub dossier sax d'ailleurs du gisub dossier du gisub rapport am na fu ñu jaar bu ma ci teguloon sama conc dégg nga ñu bari nañ dem kaso mu indi coow ci ëllëg coow mu daw dellu gannaaw comme ni mu koy def maa ko wax mu daw dellu gannaaw non Sénégal yi dañuy kii waxuma loolu man rapport Sindiély rek laa wax waxuma yëpp rapport Sindiély rek laa wax parce que nag mënuma dugal kaso mag ak rakk way yéen dégg ngeen lii de parce que rapport boobee mooy rapport affaire FESMAN festival mondial des arts nègres lañ ca def jéggi na dayoo rapport boobee moo duut baaraam Sindiély ak ñeneen ñu bari mu ne waaw man waxuma yëpp rapport Sindiély bi rek laa wax parce que mënuma dugal kaso mag ak rak booba fekk na Karim nga kaso nee naay Sindiély rek laa wax parce que mënuma dugal mag ak rak kaso waaye liñ mën a jàpp ci loolu mooy sénégalais président rek mooy dugal kaso mooy génne ensuite même bu dee dugal ak génne mag ak rak bu ñu dee sàcc nag da ngay bàyyi ki yóbbu ko le boo police bu ñëwee di topp nit ab trafiquant de drogue ba bett ko ci néegam moo ñaari soxnaam ak ñeenti doomam ñuy defar seen yàmba di nangam di defar pour bu nuñ ko jaayee nga bett leen fa ñuy juróom wala juróom-ñaar da nga naan du ma dugal ñi ñëpp kaso du ma dugal naa ndey ji dugal baay ji dama loolu ñëpp ngay fab yóbbu kaso lu tax moom mu ne lu dugal mag ak rakk kaso ndax mooy dugal kaso billaay moo ko wax mës ngeen a dégg loolu ku mës a dégg loolu ci président sérieux dans les pays sérieux aucun président n'ose tenir un tel langage d'ailleurs doo am occasion bi sax parce que dans les pays sérieux président bi rapport yi corps de contrôle yi du Élysée rapport u corps de contrôle du fa dugg ña ko war a traité ña ngi koy traité ña nga fa ak benn kuréel boo xam ne bii ñu naan ko parquet national financier ay lu mat fanweer wala ñeent fukki magistrat nekk fa ñooñu mar d'Italie ñoom Jacques Chirac ak ñoom Sarkozy yi nga xam ne ancien président de la République tëj nañ ko première instance dafa demande d'appel mais dañ koy tëj ferme François Fillon mi nga xam ne 2000 dafa waroon na nekk président il était bien parti ci ay détails enfin li loo xam ne détail la ci noonu rek ci lañ ko kii moo jabar jar pour juger leen Jacques Chirac mii dañ koo juger tëj ko nangam at doo nangam avec ay prison ak nangam sursis waaye comme booba dafa feebar mag la amatu booba il a même perdu la raison dugaluñ ko kaso mais il a été condamné Jacques Chirac il a été condamné Nicolas Sarkozy ancien président de la République française kii taxaw naan waaw man teg naa sama conc ci dossier yi dégg nga bu ma ko ci tegu ñu bari dem kaso ñu wax mu daw dellu gannaaw déedéet man Sindiély rek laa wax ngir mënuma dugal mag ak rakk kaso mais sénégalais waaye yéen itam sama mbokk yi nag nañ seetaat ji wax nan la ko président di waxe te kat bu leen fàtte moo ni woon danaa xeex boo xam ni bile je vais mener une lutte sans merci contre la fraude et la corruption te bi mu tegee OFNAC gii mu ne ñi mu àndal na ngeen moytu seen bopp de OFNAC gii nun noo tax ma teg ko
cour de répression de l'enrichissement illicite gële ñële la maanaam ñi nekkoon ak Ablaye Wade 2000 ba 2012 dama leen di yëgal leen du ma lax kenn je ne protégerai personne moo ko wax yéen ñëpp ngeen dégg ko mbind yaa ngi fi tey mu ne du ma si njëli rek laa wax du ma dugal tey mu bàyyi fanweeri dossier juróom ca tabali procureur yu du af nag la mu yor ci dossier yu jóge ci yeneen kuréel yi inspection générale d'État cour des comptes inspection générale des finances du ministère des finances ARMP te léegi mu nekk AR autorité de régulation de la commande publique la ak yeneen kuréel yi yoo xam ni saytu rek mooy seen kii la mu ceer ci dossier am ay fukk la mu ne teg na ca concam te ne woon ger dana ko xeex du làq ma sàmba du làq ma demba doxalinu Ablaye Wade bu ñaaw wi bu ma ñëwee danaa ko kii danaa def gouvernance boo xam day sell day leer day nangam ku sàcc xaalis da nga ko goqi yéen ñëpp dégg ngeen ko nu fab sul kàddu joxoon ngir loolu mu def lii mu def li may tëjee président Macky Sall 2024 ëpp na pour moom àgg ci sax ëpp na waaye nag da caa war a àgg parce que dañ koo fal pour loola waaye 2024 xalaatul muy geesu di jàkkaarloog sénégalais yi naan 3e mandat ak li mu wax ak ñi ko wër li ñu wax ñëpp déggu ko ci lay tëje liy xew Sénégal xewul fenn dafa am lu ñu tuddee fonds politique fonds yoo xam ne dañ koy jox président de la république ñu ne nu ko neex def Abdou Diouf ba mu fay jógee laaj naa ñi ko jege ñi xam ñëpp nee nañu fonds politique yi matuloon wala ëppuloon 1 milliard de francs te ñëpp waatal nañ ma ne Abdou Diouf mësula laal fiftinu fonds politique yooyu bu ko nit masaan ñaan 300 wala 500 wala nangam day jokkoo ak directeur de cabinet ak secrétaire général de la présidence ak ki nga xam ne moo doon aide de camp ñooña lay jox ndigal ñu toppatoo bind jox leen nangam ñu dem jox diw nangam la ñu génne bu jeexee buñ ko sollicité na loola jeex na mu ne mon commandant wala mon colonel mu ne ko li fi nekkoon kat jeex na mu ne ko mettons en rapport avec le directeur de cabinet et le secrétaire demal waxanteeg secrétaire ñooña ñooy dem seet lan lañ soxla ñu génne ko jox mais xaalis ba mosula jaar ci loxo Abdou Diouf fonds politique ba Abdoulaye Wade ñëwee fonds politique yi dem na fukki milliards par at 10 milliards astaghfirullah 8 milliards juróom-ñetti milliards bu ne 1000 millions donc at mu jot ci Abdoulaye Wade daan nañ ko woteel 8000 millions de francs CFA 1 million mooy 1 milliard mooy 1000 millions at mu jot ñu woteel ci Abdoulaye Wade 8000 milliards de francs CFA ñu ne ni ko tubaab de c'est laissé à sa simple discrétion totale discrétion il en fait ce qu'il veut ñu ni lii ñu koy wateel at mu jot di juróom-ñetti junni milliards millions 8 milliards bu dee 1000 millions muy juróom-ñetti junni millions lañ koy wateel tegal ko ci loxo ñu ne moom rek a sañ a xam nam koy def yoonu kenn nekku ca du rendre compte kenn 8 milliards par an boo ko seetee dana war a nekk weer wu ne Macky Sall dana jot 700 wala 750 millions ci fonds politique yooyu 700 wala 750 millions yoo xam ni nu ko neex def am na sax ku ne yàlla na ko yàlla yërëm colonel Malick Cissé ba ñuy wax dafa ne dëgg bu ko neexee sax lakk ko réew mu ndóolee comme Sénégal président de la République na nga ne woon boo ñëwee politique sobre ngay def politique bu woyof bu nu mu tuddati at mu jot assemblée nationale woteel la 8 milliards de francs CFA
teg ko ci sa loxo nu la neex def doo rendre compte kenn. colonel Malick Sy bu ko neexee sax lakk ko am na ñu ne léegi àgg na 10 milliards 10 milliards bu ko defee daanaka 900 millions par mois dana ko jot 10 milliards yi nag wóoruma waaye am na ñu ma ko wax ñoo xam ne ñii du ñu waxantu am na luñ ca xam waaye comme man wóoruma la wóor mooy 8 milliards yi ñu koy woteel falaay yem mais am na ñu ne àgg na 10 milliards. moo tax gis ngeen ñi muy recevoir président de la République lu ñëpp xam ñii ñëw ñu ni jox na leen 20 millions ñee 30 ñee 40 ñee 50 gis ngeen ña fi xeex président de la République ngir xaalis gëm ba muy joxe. waaw lii ci réew moo xam ne mii sa ndóol dafa jéggi dayoo ñuy jox président de la République lu toll ni 8 milliards ñii ne 10. at mu jot lu ko neex def ca gis ngeen soxnaam si ña ngi koy tagg ma ngay joxe fu ne sa fondation Servir le Sénégal ku ko wax dee waaye millions yi muy joxe ba président nekk ko lu mu daan daawul joxe dara bu fi président jógee du joxe dara waaw fondation Servir le Sénégal millions yi muy joxe wane nañ fi biñ jubee tabaski yi ay nit ñooy ne dañuy laaj ndimbal def ay enveloppe ñiy demandé ay enveloppe yoo xam ne dañu ko def ñuy wàcce ay enveloppe ci oto juugi ay enveloppe ñu ne ñuy laaj ndimbal Marème Faye Sall lañu mu naan waaw xam naa ni bari na du ma mën a def lépp waaye naa ci def li ma mën ay millions ay nit waru ko ay cogg y compris des gens qui sont même de la presse malheureusement di joxe. mas naa fee bind laaj rek waaw ndaw si d'où viennent ces millions budget bi fan la jóge warees na koo laaj waaye keroog moom ko bindee ca ëllëg sa lu mat fukki journaliste dañu ma dal pamtee ma xaw ma lu ñu ma yëkkut amul parce que rek nee naa Marème Faye Sall lii muy joxe fu mu koy jële lii mu jox boo demee dans les pays sérieux même ku jege nguur bu amee par exemple soxna François Mitterrand amoon na kii mais fondation gaañoo bu yàgg fondation baa ngi yuy ba tey booba fondation kenn xalaatul ñu dem di tibb ci xaalis di ko waaye nun dama ni Sénégal nanu seetaat suñu bopp donc affaire fonds politique boobu rek mais xam ngeen ne Macron mënut a may 100 euros yoo xam ne da koo jële ci foofu chancelier maa waxi nopp premier ministre britannique waxuma Joe Biden nag fële ca États-Unis ak li États-Unis am billahi Joe Biden mënut a fa $1 ci trésor américain maye ko wallahi taala Joe Biden première ou deuxième puissance parce que ñu ngi koy kii mook siin Joe Biden mënula fa $1 maye ko ci trésor public ñu ni Macky Sall 8000 milliards par an ñii ne sax 10 léegi soxna si saax yi gorom bii ñu naan Mansour Faye dégg ngeen lim nekkee ak waa këram Alioune Sall mii liñ ci wax lépp bërki démb rek nit ñi dellu si nañ ci sooy jeexale foofu donc dossier ya nekk ci table yi procureur ak fukki dossier ya nekk ci table yi président de la République ay njombey kese 2012 ba na gën ni Macky Sall laalu ca benn lu dul bu Khalifa Sall parce que rek 2019 peut-être bu Khalifa Sall nekkee candidat du gagné premier tour dana dem deuxième tour te loolu léegi la ragal loolu teel na ko wax nee na Afrique gii ku ci dem deuxième tour bootul ñu gagné la moom ca la teel a nekk di liggéey yii dossier ma leen wax waaye njombe yoo xam ne jéggi na dayoo amul benn bu mu calal bañ ko tabbee président de la République ba tey budul bu Khalifa Sall mu tëj ko 5 ans mënatul nekk candidat alors que
xaw ma def na xaw ma defut cette caisse d'avance là même bu defee lañ koy ji ñi ko wër 35 dossiers yooyu nekk ca table procureur ak dossiers yi nekk ca tabalam am na ñoo xam ne ñii la ñu def jéggi nañ dayoo man damay jàng rapport yi da ngay gis ñu naan l'inspection générale d'État recommande l'ouverture d'une information judiciaire contre tel pour détournement présumé de 9 milliards pour détournement présumé de 10 000 pour 15 milliards nanga du fa jeex du fa xaj ñu ne fa ñum kenn lalu ko Samuel Sarr mii di jiñaate wallaay la mu def Sarr société africaine de raffinage ba mu nekk ministre de l'énergie la ko jiitu ba muy nekk Sénélec journaliste yi xanaa loolu fàttewu leen ko am na benn dossier boo xam ne le quotidien génne woon na ko fi Dakaractu reprendre ko ay marché de gré à gré ay centaines de milliards ak benn société bu ngeen xam borom société ba yàlla def na ci moom lu ko neex yàlla na ko sama borom bi yërëm mu doon scandale Sénélec marché yooyu mu doon def ak kooku ma leen di wax scandale boo xam ne bi ça dépasse l'entendement journaliste yi yéen a ngi may dégg xam ngeen li ma leen wax mu jóge fa ñu def ko ministre de l'énergie mu continuer Sarr la mu def Sarr maa ngi nii jàkkaarloo ak ab benn rapport IGE rapport public sur l'état de la gouvernance et de la reddition des comptes buñ la jàngalee jamono yooyu lim fa def ci affaire commande di pétrole def maara day tali te mi ngi ci biir rapport bi ne nañ ko topp pour détournement présumé de 9 milliards te rapport ba inspecteur général yokk ne te lii nu ne li fii il faut beneen cabinet ñëw parce que lii c'est une partie du scandale seulement que nous avons vu li des ça peut être plus grave na beneen cabinet ñëw continuer mi ngi ci rapport bi fii di Sénélec digganteem ak société boobee te borom wujj boromam léegi mais loola jéggi na dayoo li ma leen journaliste yéen a ma ko gën a xam ana mu tey ma nga ne gën a yokk sax te bu fekkente ni bii am na yeneen sociétés yoo xam ne seetoon nañ leen day gën a grave tey jii port ku fa yóbbu woon un cabinet privé wala inspection générale d'État bàyyi koo ki liberté ku demoon Ageroute ku demoon AGETIP ku demoon ministère bu gorom bii ñu naan Mansour ak kuréel fa nekk ay Puma ay PUDC ak Promoville ak nangam inondation yii dem bërki ne bi rek mu taw Ndakaaru mel nii mu mel ñu ne dépensé nañ ci 500 600 700 milliards te at mu jot ñu yokk ko yooyu milliards fu mu jaar mu ne booba gouvernement bi nañ ko defal rapport te ñi ko war a ñu baree bari impliqué ku mel ni Momar Gueye la xaw ma moom lu njëkk a nekk ministre l'hydraulique kii moomu nu mu tuddati Mamadou Faye moomu son beau frère nekkoon na ko tey di Serigne Mbaye Thiam mais yooyu milliards anañu 600 700 milliards le Sénégal partage dans les eaux bu ma déggee journaliste yi dañ ko wax Dakar sous les eaux nangam man de bu Dakar su nekkee sous les eaux nañ ma ko wax ma teel a dem man parce que sous les eaux c'est-à-dire que noo ngi suufu ndox mi moom kenn mënu cee noyyi loolu moom moo déggee journaliste bind ko damay xaw a tiit dama naan naa dem ci sama kokki ga tëdd fa parce que quand Dakar est sous les eaux moom personne n'est épargné tout Dakar est dans les eaux première pluie rek ñu ne ay centaines de milliards lañ ci def waaye lii Sénégal li xew fii jéggi na dayo mooy li xewoon ci xaw ma nuñ ko tuddee bi inondation yooyu ñëwee ñoom Ablaye ñi lañu yóbbuwoon leen xaw ma fan te ay da jong Oumar Sarr luñ ci deful amut lii lépp xew na ci sunu réew mi lii lépp xew na ci sunu ak lu ko gën a garaaw danaa dellu si jeexagut lii lépp am na sunu ak lu ko gën a garaaw booba ba tey Macky Sall yëkkatiwul baaraam dut ko kenn ci ñi ko wër ñi def njaaxum yi c'est l'impunité totale
xaaj na réew mi ñaari xaaj bii ñi ànd ak moom son parti sa famille et son clan lu la neex def dara du la ca fekk ñi àndul ak moom ñu mel ni Mody Niang Pape Alé Niang bindub téere ci ni nga xam ni Cheikh Oumar Anne noonu la doon doxali kudd te appuyé ko ci fee yoo xam ni irréfutable ne ma tonton mu defal ma préface mooy bu nit bindee téere da koy jox ku mu xam ku mu yaakaar ne la muy bind am na lu mu ca xam mu defal ko préface mooy kii bu njëkk bi préface mooy ci xët bu njëkk bi wax li nga xam ci pabale li nga xam ci téere bi nangam noo ko loolay préface maa ngi ko préfacé nee nañ ca préface ba nee naa doxaliinu Cheikh Oumar Anne rafetul loola da lañ ma yóbboo tribunal président tribunal ba condamné ma 3 ans avec sursis te ma war a fay 10 wala 20 millions maag Pape Alé kooka lii de lañ ma condamné man préface ba ma def la ma ne ca doxalinu Cheikh Oumar Anne rafetul boo méngalee lii ak ñoom li ñuy def looloy Sénégal ki waral lii nag muy de Macky Sall te danaa ci dellu si 2024 mënut a ñàkk dana jeex waaye jàpp mu ne bu taxawee ne joxaat leen ma beneen mandat sénégalais yi buñ ko seetee dama naan bu boobaa Sénégal dañ ko war a raafal dama cay yokk ne bu boobaa la daloon Sodome et Gomorrhe am na ñu xam Sodome et Gomorrhe lu mu doon yonent yàlla Lóot ba mu ñëwee ànd ak jarbaatam wala doomam muy dëkk yoo xam ni ay góor jigéen rek a fa ne ñu bëgg koo sàkk mu ne leen déet dem leen ci ñu sans borom jéppi leen wëlbati suuf si raafal dëkk ba 2024 bu Macky ñemee jàkkaarloog nun ak lii ma leen wax ak lii ñëw bu ñemee jàkkaarloog nun jox leen ma beneen mandat lii wi wala lu ko gën a garaaw sénégalais buñ ko seetaanee bu boobaa booy boo yàlla raafal ma maa ngi leen di gërëm di leen sant te di leen jox ndaje ci 3e vidéo bi am na ñu naan nag vidéo na ngeen ko partagé man du ma wax loolu dama naan ku dégg lii yaakaar ne njariñ am na ci yaakaar ne boo ko yóbbante sa mbokk na ci am njariñ yaakaar ne boo ko yóbbante sa xarit dina ci am bu boobaa na ngeen ko partagé ku ci gis njariñ na nga ko partagé maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen jox rendez-vous ci 3e vidéo parce que li ñu war a wax Macky Sall moom bu ma demoon fii ba 2024 sax du jeex nu yendoo jàmm